am Assane Seck lay wuyoo Imaam ñu ngi lay nuyu di la dalal. macha allah. maa ngi leen fay. di tàmbali di wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin di am mbégte mu rëy ci dalal gi. ci jàkkaarloo gi ma jàkkaarloo gi yéen tey face à face donte sénégalais yëpp bu ñu xëyee jàkkaarloo gi yéen. di leen seetaan di jëriñu ci yéen. macha allah di am mbégte ci dalal gi ci kër gi nga xam ne ràññeeku na bu baax a baax ci professionnalisme. xereñ liggéey ba nga xam ne ku fi nekk rek loolu dafa mel ni daf lay toq daal. jërëjëf macha allah. waaye di la dalal jàmm ci kër gi. di fàttali yow yaay directeur du centre de l'initiative intellectuelle pour la traduction et la sensibilisation islamique centre boobu lu mu wëndu. waaw centre boobu xam nga dafay yëngatu ci wàllu. traduction mooy li ma ko tax a initier damay gis téere yu am solo soit ñu bind ko ci arab ñu bari mënoon ci jëriñoo muy barrière langue boobu tax duñu mën a jëriñoo ci alors ma gis ne jël initiative tànn lenn ci ay téere wala ay documents yu am solo alors traduire ko en français wala bu fekkoon ne itam français lañ ko bindoon ma gis ne amal na njëriñ suñ mbokk arabisants yi ma traduire leen ko en arabe par exemple Iba Der Thiam bi ma gisee mu bind livre bu rëy joxe ci information yu am solo ci dundu Almaami Maba Jaxu Ba te ma gis ne arabisants yu bari xamuñ ci dundam te ku mag a mag la acteur bu mag a mag la ci sunu histoire. mais j'ai pris l'initiative ma traduire livre boobu en arabe. d'accord. autant que laa jëlee benn livre boo xam ne benn saoudien moo ko bind. ça parle en quelque sorte sur l'historique de l'agression culturelle. alors du monde musulman. problème yu bari ñuy am muy dellu ci agression culturelle mu joxe ci information yu am solo yu am njëriñ. nga traduire alors ma jël ko traduire ko. am na solo pour jox la benn idée rek daal. non am na solo loolu moom danañ fa ñëw ci kàggu ko kon xam naa jël ci téere yi. mën koo lire incha allah. bala ñoo ñëw nag ci taxawaayu Arafat ak particularité aj ak ren gi ak tabaski gi bëgg nañ aussi li ñu doon wax ci accident yi parce que yéen. dëgg la dañ leen di déglu ngeen nekk ci jumaa yi di xutba. dëgg la daanaka sax yéen leen gën a déglu ko sun maas gi. macha allah léegi nag naka lañ mën def ba wala yéen ban responsabilité ngeen jàpp ne am ngeen ko des fois ci nëgg teg ñenn ci société bi rawatina ci wàllu transport bi ñu wax nit ñi def maa tey faat ay bakkan. waaw l'islam dafa bokk ci ay principe am jiital amal doole bu baax li ñuy wax prévention maanaam du xaar ba luy gaañ société bi di leen lor di faat bakkan ne wàcc ci kaw nit ñi mu doogay jóg di ko saafara loolu c'est inutile mooy fagaro moo tax mbokk mi ngi wax taux d'alcoolisme bi nga xam ne facteur d'accident la ci lenn ci réew yi ndax tali ya mat na ak lépp mat na kooku tey bu ma ci sàttaxloo woon rek joxe ci benn exemple tey ba na njàng ne législation islamique ci législation yi am ci adduna bi yëpp moom moo koy araamal di ko tere parce que léegi yow loo xam ne boo ko jëlee sa xel dem nga jëf mën nga lor sa bopp mën nga lor keneen mais buñ la ko daganalee après boo defee dara mu indi dégâts ñi topp la ci sur le plan pénal loolu presque contradiction la parce que ñoom ñoo la ko daganaloon pour wan la aspect préventif bu tellement prédominant ci l'islam moom ngay fekk ci législation am muy tere nit ki jëfandikoo loolu kon prévention boobu mooy donc dañuy wax ne texte islamique yi à 80% à 80% maanaam li mu la sant ak li mu la digal ak li mu la tere bu dee téeméer la juróom-ñett fukki yëpp ci fagaru la jëm ci fàggadiku te fagaru yeyoon na loolu fagaru buñ ko joxoon fi ñu ko place bi ñu ko war a jox konoon yu bari di gaañ ci jikko yi di gaañ ci société bi konoon yooyu dinañ ci mucc
Imam xanaa askan wi dañoo wàcc yoon ba dégguñu. waaw message yu prévention yooyu ci xutba yi. ak ci yeneen ak leneen pourtant 90% ba 95 ñu ne ay jullit lañu. te di war a mën a dégg li ngeen di wax. waaw xam nga. wala yéen seen kàddu daa jotatul. benn waay dafa doon wax ne la raison principale qui explique le malheur des musulmans c'est la méconnaissance par les musulmans de leur propre religion. comme de ça te boo ne jullit nga te yow li la sa diine sant xam la ko toppatoo la ko xëy na ki la koy wax sax boolewuloo ko ci ñi nga xam ne farataal nga di leen déglu farataal nga di leen bàyyi xel wala buy wax itam léeg-léeg du ñëpp nag du ñëpp moom macha allah day mel ni kuy rëdd ci ndox. mais concrètement imam soo xutbaa ba pare imam waaw est-ce qu'il t'arrive nga yaakaar ni da ngaa prêcher nii comme niñ koy waxee voilà wala da nga am retour ci nit ñi ne imam tey de li nga wax moom bëgg naa ci gën a leerlu. macha allah loolu am na solo xam nga xutba suñ ko waxee jubluwaayam mooy da ngay wax ak benn public mais doo wax pour wax. xam nga léeg-léeg journaliste bi mën nañ koy tuumaal chercher le sensationnel. wala ay buzz wala yu mel noonu. mais bu fekkee ne imam bu xam rôlam dëgg la moom luy yar moom luy defar moom luy tabax. lañ ko wax loo. oustaasu buzz te aussi dañu wax ne xutba googu techniquement man bind naa benn manuel. ci l'art oratoire. waaw ci écrivain aussi. ci xutba dañ ne la na nga ko dugaleen boo xam ne du convaincre nit ki intellectuellement rek non mais day fexe ba feeñ ci comportement am ak ci doxalinam. ba nga xam dina ci indi changement. donc loolu xutba bu imaam boo xam ne deful loolu ci xutbaam moom tooñ na xutba. tooñ na boppam tooñ na société bi mooy imaam yi nga xam ne bu ñuy xutba nit ñi dañuy nelaw ndax aussi boo jëlee xutba boo xam ne bañ ko bindee ba léegi mën nañ 3 téeméeri at. yow boo koy jàng sax daanaka da ngay nelaw. wala yow mi koy jàng mënuloo ko tekki te loolu li koy indi mooy benn paresse intellectuelle bëgg nga nekk imam te coono bi mu laaj. chaque vendredi nga préparé xutba gu bees. dëppale ko situation bi. wax ak nit ñi ñu dégg la xam ne tey li nga wax lu dëppoo xew-xew bi la te amal na leen njëriñ. te war naa contribuer réellement ni nga koy waxee ak ni nga koy préparer ak ni nga koy dugalee ci changer comportement yi loolu du yomb. loolu du lu yomb. lu wér nga wax oustaz. non lu wér nga wax. oustaz gis nañu xutba yi léegi souvent nag dafay faral di intéressé wu ci wàllu politique bi. souvent sax yooyu dañuy gën a déglu bon Mali gis nañ fa am benn imam sax jamono ji moo fa nekk yëngal réew mi ba bëgg ko daaneel. mais est-ce que yéen war ngeen impliqué wu ci ni réew mi di doxee notamment sur le plan politique. c'est que xutba lépp lu soxal société bi intéressé leen ñoom ñu ci poser ay questions bu ñu tëddee imam bi am intelligence am ingéniosité am expertise ci xutba yéen ni ngeen amee expertise ci journalisme question yooyu lay war a fexe di ko traiter doomu aadama donc moo xam wàllu koom-koom la moo xam wàllu société la wàllu nu ñuy jaamoo yàlla wàllu nu ñuy defaree jikko yi wàllu nu ñuy moytoo accident yu ñu doon wax mais dañ ne xutba boo koy def itam doo ko def ngir yow sa intérêt ngir sa njëriñ wala njëriñu sa parti wala njëriñu sa groupe wala njëriñu association boo bokk boo ko defee da nga pervertir xutba xutba da ngay wax luy sauver société bi di yokk société bi di tabax société bi ci façon boo xam ne yow du pour yow du pour sa groupe du pour sa mbooloo boo ko defee pour sa intérêt wala sa intérêt groupe wala sa en quelque sorte tu as perverti le sens de. très bien je crois que mën nañ jàll ak aussi ci beneen ponk muy tey taxawaayu Arafa.
gis nañu Sénégal ak tey communauté musulmane bi ni ñu fonkee woor gi jàllale message yi tey bu ñu doon dellusiwaat ci taxawaayu Arafa ndax mën nga ñoo nettali wax ñu téléspectateurs yi lan mooy taxawaayu Arafa njëriñu taxawaayu Arafa ak itam lan moo tax ñu taamu ci woor. macha allah taxawaayu Arafa liñ ci mën a wax lu bare bare la lu limu la bis bu màgg la màggaay bi mi ngi commencé ci fan bu njëkk ci weeru tabaski fukki fan yooyu ci boppam yàlla daf ci ndëxëñ daf ci def xam nga lu ñuy wax tey opportunité dans le monde des affaires nga gis benn bunt boo xam ne yoo xam nga ne bunt bi tey ubbeeku ni ci sa kanam man nga ci gañe loo xam ne nii doon nga liggéey ay fani fen wala ay weeri weer te doo ko ci mën a gañe donc loolu nag dafa am ay temps yoo xam ne temps opportunité la yu ñu yàlla defal nit ñi gën nañuy xam fukki fan yu njëkk yi fukki fan yu mujj yi ci weeru koor waaye place bu fukki fan yu mujj yi am ci weeru koor ci war ci góorgóorlu fukki fan yu njëkk yi itam ci weer bi di weeru tabaski loolu la am bokk na ci yu bëree bëri dana expliquer opportunité boobu yàlla def ko ci bokk na ci fukki fan yi xeeti jaamu yàlla yëpp dajee nañ ci waaw woor mu ngi am na ci parce que ñu ngi naan la bëgg nañ nga woor lu mu néew bisu taxawaayu Arafa ci kuy aj màkk moom tebbil nañu ko julli moom day am saa su nekk saraxe day am saa su nekk aj màkk am na ci kon jaamu yàlla yi ngi santaane yëpp 5 piliers yi ak yeneen parce que jaamu yàlla gën na yaatu loolu jaamu yàlla moom c'est le fait de situer toutes les actions de la vie en lien permanent avec le souvenir des recommandations divines nga doxalee ci sa adduna doxalin boo xam ne foo toll da ngay seet lu baax lu am njëriñ baaxal société bi yàlla santaane ko nga def ko te doo ko def ngir ngistal wala ñi sant la wala ñi tappal la médaille wala leneen waaye da nga koy def ngir jëriñ société bi ak sàkku ngërmande. léegi yan ngëneel moo ci am tey bis bu mel nii sens bi ñu ko mën a jox ci l'islam. sens bi ñu ko mën a jox moom laa doon junji bokk na ci taxawaayu Arafa bi nga xam ne moom mooy acte bi gën a feeñ mooy bi gën a fës ci aj Makka bokk na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne amul benn bis boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala dina ci far bakkaar di ci jéggal nit ñi di nangu seen tuub bu raw li mu koy def ci bisu Arafa loolu rek doyoon na tegtal ku ko xam nga fonk ko ndax yàlla boole la ca ñi nga xam ne dañ leen di jéggal gu rëy googu d'ailleurs loolu moo tax sax tabaski ñu koy tuddee al iid al kabir mooy feet bu mag bi lu tax feet li koy indi mooy mbégte donc mbégte mi ngi jógee koo ci jéggal bi nu yàlla di jéggal sunu bàkkaar jéggal gu mag googu gu rëy googu moo tax itam mooy bis bi nga xam ne ci la seytaane di gën a tuuti ci la seytaane di gën a torox al imaamul Ghazali day nettali mu ne kenn ci nitu yàlla yi dañ ko defal kashf mooy nga mel ni da nga gis loo xam ne ni sa monde invisible la mais yàlla wan la ko nee na ñu wan ko Iblis ci bisu taxawaayu Arafa. mais particularité bi oustaz bu ñu ñëwee bu ren bi parce que gis nañ sànq image yi ña fa nekk ca Màkka rek lañ autorisé déjà ñu def ko ñu ngi takk ay masque est-ce que dans l'histoire mës nañoo gis contexte bu mel nii aj gu mel nii ak nin ko gisee nii ci mbas mi ak mesures yi ñu ci jël ba nit ñi sax mënuñoo jóge seen dëkk dem aji oui bon histoire wane na histoire lu bare xew na ci histoire bon épidémie yàgg naay am dana am épidémie yoo xam ne dafa daan tere aj sax aj du am une bonne fois pour toutes donc ren sax am na nu mu amee mais loolu daan na am ba nga xam ne loolu day ci taarixul islam am na at yoo xam ne nii aj amul du tout loolu am na day dellu soit ci li ñu waxoon aspect préventif bi nekk ci l'islam am na benn sociologue américain bu ñuy wax Craig ci journal Newsweek le 21 mars la ko bind bu ngeen demee ci site bi fekk ko fi waaw mu ne l'islam li mu jàngale ci côté prévention ak daw épidémie ak mbas ak yu nu mel ci set ak yu bare ak mbooleem matukaay buy tax ñuy mucc
mu ne moom nangu na ne bu ko adduna bi teeloon a jëfee feebar bi day dem kon loolu dañu dëppook jàngalee l'islam daf ne nañu dafa ñëw pour sàmm bakkan sàmm alal sàmm ngor sàmm diine sàmm xel boobu ci la amee particularité moom rek moo araamal jëfandikoo aw ñoom lu am solo la luy tegtale ne diine ji ci yàlla la jóge ko kon dëppook jàngale yooyu moo tax bu médecin yi ne nañu néew dem Makka ñu néew ñooñu ñooy dem Makka buñ ne nañu def distanciation l'islam dafay ne nañ koy def su ne nañ takk masque l'islam daf ne nañu takk masque yooyu ndax l'islam dafa ñëw pour réaliser ce qu'on appelle 5 grandes visées 5 grandes visées yooyu bokk na ci sàmm yaramu nit ak xel. léegi ñu amoon yéen a dem te yàlla def ñu demoon ren. comme sama classe gi. macha allah kon nag ñu léegi li may bëgg a laaj mooy est-ce que mën nañoo jàpp ni. dem nañ aj ga nangu na wala il faut ñu dem. waaw yàlla dina leen bindal tiyaabo li fekk ngant bi am ren kese moo leen tey dem. ndax yonent bi alayhi salaam mu ne yàlla ci mbaaxam bi nga mënee di def nga dem ba nga xam ne am na ngànt bu mu la tegal boppam yow teguloo ko sa bopp moom moo la ko teg teelay def wala mu yurndu sa xol xam ne ngànt bi kese moo la tee def yéene bi mën na sëkk ci mbaaxam dafa lay bindal tiyaabo ja nga xam ne moom la doon bindal ba ngay def te man kon dañu jàpp ne képp koo xam ne lii moo ko tee dem aji wala bi ñu teree tëj jàkka yi lii moo ko tey julli ji jàkka bu mu am benn inquiétude bu mu am dara lu koy tiital l'islam aussi bokk na ci particularité am ba réalisme nekkul réalisme dans le sens négatif du terme mais situation bu nekk nga jël ca la nga ca mën a jël mu ngi mel ni tey jigéen ji bu ëmboon tey ëmb rek weeru koor bu ñëwee mu yaakaar ne bu wooree loolu mën na gaañ doomam wala mu wàññi ci moom dara l'islam daf naan ko bul woor donc du ci am benn bàkkaar kon ki nga xam ne nii itam lii moo ko teree dem Màkka na xelam dal waaye nag mu am yéene bis bu lii yëkkatikoo nag wax dëgg yàlla dem Màkka neex na ci xolu jullit neex goo xam ne moom bis bu amee kii ba rek moom imam baaxoon na nga wax Chérif ne ko wàccagu ko bu amee bonus it wàccagu ko mais imam man ak Cheikh Tidiane mi dafa am dégg-dégg bu ñuy am ci message yi xutba yi fi jaar yëpp ci boo wooree rek macha allah faral nañ la say bàkkaar ren ak déwén c'est-à-dire imam loolu baax na ngeen di wax nit ñi ci yan anam la est-ce que automatique la jooni la nu muy dem lan mooy tax macha allah waaw ak yan bàkkaar la parce que aussi dégg-dégg bu gàtt biñ ci am rek mooy kon boog xaarañu gaaw woor tey waaw après bonus bi yëpp dal ñu waaw nit ñi lu ñu war a bàyyi xel bépp barab buñ ne dafa bëri tiyaabo itam noonu mu bëree tiyaabo contraire muy bàkkaar ba nga fay def itam noonu lay màggee noonu lay rëyee donc koor gi day far bàkkaar mu ngi mel ni comme weeru koor liñ la ci digal dafa pour nga am ko comportement bi koor laaj ci yar sa làmmiñ yar sa kàddu yar sa jikko yar sa comportement xéer ci def lu baax moo la koy may léegi nag boo wooree mel ni ku wóorul surtout sax sa bàkkaar day gën a yokk yonent bi dafa sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bisu arafa bis bu màgg la ci ku sàmm làmmiñam sàmm bëtam sàmm noppam kon l'islam bu ne la bu ajee tiyaaboo ci benn mbir dafay ànd ak ay conditions te conditions yooyu luy tax yow nga gën a baax rek la luy tax société bi gën a baax rek la liy tax itam nga xam ne diine c'est pas l'opium du peuple nekkul luy nelawloo nit ñi mais daf leen di jox ay orientation yu constructive yoo xam ne
dafay dëppoog bu baax a baax ce qu'on appelle le développement humain kon wooru falaa nii rek yaakaar ne liñ ci digg yëpp am nga ko te sàmmuloo sa làmmeñ nekk di wax lu la neex sàmmuloo sa bët nekk di xool lu la neex di déglu lu la neex kon yow li nga am yaa ngi koy yàq. dëgg la imam léegi bu ñëwee ci tabaski gi incha allah fii ëllëg lañ koy amal ci Sénégal mu tombé encore ak contexte bi crise sanitaire bi ak mbas mi borom ko kër yu bëri nag gis nga xar moo nekk seen bopp jamono neexul est-ce que aussi am na ay loo xamante ni l'islam wax na ko ci ngir wàccee ci ñenn ñi nga xamante ni amul doole am xar parce que ba jamono daa neex xëy na da nga daa gis kër goo xamante ni lan fay rey ci xar bëri na ku ko amut est-ce que ay nit mën nañ laa yóbbaale waaw ku ñuy wax Ibnul Munzir benn borom xam-xam la ci borom xam-xam lislaam yi gën a màgg moom ay bindam dafay topp yi nga xam dafa am consensus moom yooyu lay bind quoi bindam loolu la question yi nga xam dafa am consensus bokk na ci li mu bind ajma'u ala annahu la shay'a ala man la shay'a lahu lépp lu ñu santaane ci diine képp koo xam ne manuloo ko amuloo ko su fekkee ne yàlla moo tax ngay def na la wóor ne yàlla moom teggil na la ko boo reyee sa bopp nag dugg ci yenn yoo xam ne mënula ko léegi aada la ngistal la gis leen ma la waaye yàlla mi taxoon ngay def moom boo manul tebbil na la ko loolu moo am ci tabaski sunna la maanaam bu am doole te yaakaar naa ne jullit bu nekk war na koo bëgg a def ngi waxuma la tiyaaba ju ci nekk yonent bi alayhi salaam di wax ne maa amila ibnu aadama yowma nahri amalan ahaba ila allahi tabaraka wa taala min iraqati dam mu ne bisu tabaski doomu aadama mënta defal boromam subhanahu wa taala lu gën tuuru deret mu ne deret jooju boo jëlee paaka bi daas ko teg ko ci doq xar mi ne taseet ren bi deret ji balaa muy walwali ci kaw suuf si mu ne àgg na fu xóot a xóot fu sore sore sa borom subhanahu wa taala mu ne loolu na ci sa xel dal donc kon foofu lañ ko teg waaye képp koo xam ne nii day fekk nga man ko soo demee al mazhabul xanafi ñoom ni ñu waxee sax man bi kon ñi tabaski fii du ñu bari mooy ki ko man mooy koo xam ne war na am nisaab ci wurus dafay tolloo 85 grammes ci or valeur ba tey nga xam ne passé na 400 000 nga àgg ci aisance matérielle financière foo xam ne loolu mën nga koy am teg ko ren ba déwénte doo ko soxla mu ne boo àggul foofu soo mënee tegul la yenn yi bu dee al mazhabul maliki ñoom dañu wax ne mu nekk koo xam ne tey loolu mu nar a jëndee tabaski nekkul loo xam ne nii daf koy soxla ci boppam walla ci njabootam ci bisu julli su fekkee ne lu mu nar a soxla la après mu mel ni day xaru rek jéem lu mu manut tebbil nañ ko ko. ñun dañoo denc loo xam ne dañ naan soxlawuñ ko li ñuy dugal ci xar mi sax budul ci xar mi mën nañ koo dugal feneen. yow yaa ngi koy bëgg a teggil ñu bari de. déedéet moo ko teggil kenn nag damay ñaax nit ñi def ko daal. mais nañ ko def te yàlla tax. mu wóor la ne man nga ko. soo ko manul mu wóor la ne itam tebbil nañ la ko. ndax nee nañ yonent bi alayhi salaam ci jamonoom benn bés dafa rey ñaari xar mu ne yàlla bii de sama tabaskim ren la. beneen bi képp koo xam ne mi ngi ci sama xeet wi te nga xam ne bëgg na te manut yóbbaale na xanaa yonent bi yóbbaale la loolu rek. mais wax leen nag way ngëm yi nag ci mbas mi comme am na ñoo xamante ne danañ dem ci jumaa yi wax nañ ko ci mesure barrières yi. macha allah mbas maa ngi fi ba léegi imam. macha allah waaw mooy li ñu doon wax sànq rek l'islam su dee moom nga gëm dafa la sant. non seulement nga sàmm sa wér-gu-yaram yow ci sa jëmmi bopp mais nga sàmm wér-gu-yaramu ñi nga bokkal société bi ni mu la araamalee nga lor sa bopp noonu la araamalee nga def luy lor kenn te yaakaar naa lor gënta mag nga sabab lu luy indi feebar ma jox ci benn anecdote
xanaa danañu wax ne damaa ragal kii quoi keroog damaa julli ba ci ka ba sënmal benn waay ñëw ci jumaa ji daal xam naa ne am na lu may jox daal mais mu jox ma loxo ma ne ko déedéet affaire boobu jaaxal ko nag le fait que mu may jox foo xam ne kenn nekku fa tàllal ma loxo ma ne ko déedéet ma ne ko waaw l'islam loolu la santaane su ñu waxee loo xam day aaru société bi daf koy baaxal man ma wéetoog yow wala nga may jox xaalis warta tax ma teg bel exemple waaw sinon dafay mel dimbali imaam yi nan ko jaarale ci dëgguma ci li may wax jërëjëf moom mooy Imam Assane Seck ñu lay sant di la gërëm may fàttali ne moom mooy directeur du centre de l'initiative intellectuelle pour la traduction et la sensibilisation islamique bokk na ci li ñu doon waxtaanee mbas meeg tolluwaay bi taxawaayu moo Arafa julli gi ak itam xutba yeeg yooyu léegi dañuy dem ci miroir régional inter